Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi amaat mbégte ak contentement jàkkaarloowaat bi yéen fii si télévision Time for Africa soxal grand JT de la semaine mu nekk journal boo xamante ne dañ fiy waxtaane lépp loo xam ne xibaar la te jot na jaar fii ci semaine bi dinañ ci wax wàllum politique société ak li nga xam ne rek mooy éducation waaye tamit dinañ jotalaal tuuti ci lu soxal wàllum bitim réew ak sport ma ànd ceeg sama confrère Ousmane maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah di la fay Amina di wax bégte ak bànneex nekk fii tey ci Time for Africa ngir faram-fàccee leen xabaar yi incha allah rabbi. kon nag ginnaaw bi ñu nuyooyee di kanam tuuti rek ñu daal di dikk ñu ñëw ci faram-fàccee yi nga xamante ni moom lañ fi war a waxtaanee ci journal bi léegi-léegi. comme niñ koy defee saa su nekk rek dañ koy dooree ak politique soxal élection locale yi ginnaaw bi nga xamante ne rek ñi di waa commission bi nag joxe nañu résultat définitif yi mu mel ne nag coalition wàllu Sénégal bu nekkee ca Pikine ñoom ba tey mënuñu nangu ne kii di Abdoulaye Timbo moo daal di jël bopp meeru Pikine ba ci kanamu ki nga xam ne rek mooy Cheikh Dieng ñoom nag taxoon nañ wàllu askan wi daal di amalaat recours ca côté conseil constitutionnel naka noonu ñi di waa Yewwi Askan Wi nag demoon nañ fa ngir rek gën leen a jàppale kii di Ousmane Sonko ak Bamba Fall yëkkati woon nañ ci ay kàddu ñu déglu leen. am loo xam ne kenn dootu ko nangu ci réew mi ñii nag yaakaar ni affaire bi affaire u Pikine la ma fàttali leen benn mbir foofu lay daanele ñoom tey def nañu recours à Mbacké def nañu recours à Rufisque def nañu recours à Sangalkam def nañu recours à Kër Massar def nañu recours à Oussouye ak yeneen bu ñu làmbee bi mu ndooy nañu xam ni yeneen yëpp foofu lañ koy jaarale nanguwaat commune yi kenn ku ne toog fi nga toog di seetaan naan affaire u keneen la loolu gàcce la ci opposition kon nañ ko def suñu affaire u bopp xeex bi récupérer ko parce que loolu dafay am solo ci fi ñu jëm mooy département yu ëpp lim ci ay député boo ko gañee rek nu mu tuuti làq nga entre 35 40 ou 45 députés doog a ñëw ci liste proportionnelle kon loolu du lu ñuy sàggane Pikine du n'importe quel département moo tax ñu ngi leen di garantir di leen réitérer que ñooy bokk xeex bi lu mu laaj dinañ ko def. hold-up bi tàmbali na ko avant bi nga xamee ni éliminé na la liste de Yewwi Askan bi fii ak Bagay loolu romb mu ni tey docteur Cheikh Dieng gagné na mu ni loolu du jàll gis nga nag dama bëgg ngeen xam ni jàll bi ci ñun la des jàll bi ci sunu taxawaay la des. et dama bëgg ñu waxante ko fii mooy ñun ñëpp nañu jóg taxaw pour que la victoire de Wallu Sénégal soit rétablie ici dans la ville de Pikine. ñu desandi ba tey rek ci wàllum élection locale yi ak coalition wàllu Sénégal ñoom tamit nar a booloo ak ñi di waa PDS ñoom nag daan nañ amal ab conférence de presse bi nga xamante ne rek ñoom dañoo laaj ci élection locale yi xamle nañ nag lu bari loo xamante ne moo leen tax a ñàkk ci élection yi bokk nañ ci seen ñàkk déggoo waaye tamit ci seen investissement ak ñu bari ñi nga xam ne ay leader lañ woon ci kii ci coalition bi te dañoo mujjee daal di génne ñu déglu kenn ci ñoom kuy wuyoo si turu Mayoro Faye. élection yii ñu dugg dañ ci dugg ak retard bu mag ndax dañu doon waxtaan ak ay membres yeneen organisation politique ay membres société civile rien que mën a taxawal benn coalition bu large bu opposition bi bu mën a jàkkaarloo ak Benno Bokk Yaakaar jàkkaarloo ak Macky Sall ci élection locale yi pour changer li fi nekk waaye loolu mujjul sotti terewul grande coalition wàllu Sénégal taxawaay boo xam ne daf ci ànd ak ñenn ñoo xam ne bi ñu demee ba ci biir amaat na yeneen jafe-jafe ba ñooñu génn ci coalition bi loolu waral na ay leader yu mag ak seen ay organisation génn coalition bi ba néewal ko doole indi ci ay jafe-jafe ci fonctionnement am indi également retardam par rapport ak départam dugg ci pré campagne bi ak campagne bi terewul am nañu yaakaar li ñu jàngat ci élection yi ñu génn que danañu gën a farlu kenn ku nekk ñun ñi nekk ci opposition bi gën a joxante loxo gën a ànd ba bu ëllëgee li ñu bëgg a réaliser ñun ak société civile bi bañ daañ ko réaliser pour le seul intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais leneen li ci amaat mooy
coalition bi biñ ko mettre en place amoon na itam yeneen jafe-jafe pour démarrer campagne am sur le terrain yoo xam ne xëy na ñu bëri xam nañ ko jaruñu ciy dellu si mais liñ ci mën a wax rek mooy leader yu am envergure yooyu nga xam ne ñoom ñoo génn ci élection yi ci sunu campagne génn ci sunu coalition jamono boo xam ne ñi ngi doon def investiture yi jamono boo xam ne engagé woon nañu pratiquement ci pré-campagne bi loolu itam indi na jafe-jafe ci sunu résultat yi. ba tey ñu desandi ci élection locale yi Jean-Baptiste Diouf moom lañ tàbbat nag ca maire bu Grand Dakar waaye moomee yëkkati na ay kàddu nag jëmale ko ci ki nga xam ne rek mooy ministre Ndeye Saly Diop Dieng Ousmane. voilà Amina noonu la demee comme ni nga ko waxee rek Jean-Baptiste Diouf nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar fële ca Grand Dakar gannaaw bu élection yi locales yi jàllee nag moom dañ ko tabaat mu nekk maire mais lenn rek lay ñaawlu taxawaayu Ndeye Saly Diop Dieng nee na jàppalewu ko benn yoon da ko wan ginnaaw ñu déglu ko. ma ne ñun dañu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar borom réew mi jiital ñu si ñu ànd si ak ñun ñëpp waaw bu dee dafa am koo xam ne nanguwul loolu ba buggul boole boppam ci yëf yi mais duñ ko imposer pour mu ñëwul gisuñu ko dégguñu ko. voilà liggéey nañu ak ñi fi nekk te yàlla suturaal nañu loolu rek moo am solo li si des moom amul benn solo waaw waaye nag il faut ñu wax itam li dëkk bi yëpp di wax dëkk bi yëpp nee nañu ñëwul moom ak ay ñoñam te ñu ngi ci liste bi defuñu campagne ndax gisuñu leen benn yoon te nag di wax ne wooteel leen Dakar feneen fi bu leen neexee bu leen wootee bu leen neexee ngeen dugal ñaari kayit bu leen neexee ngeen wooteel ku leen neex ah waaw loolu mais yàlla weddi na ko loolu moo am solo voilà. gannaaw kàddooy Jean-Baptiste Diouf dañuy wax ci beneen coalition Yewwi Askan Wi gannaaw bu mu gañee Ndakaaru ba pare nag laaj yu bari dafa samp ndax ñoom seen ànd bi dina wéy am déet tamit El Hadj Diouf ku ci mel ni moom def na conférence de presse ngir fenkale leen ndax danañ ko nangu am déet ñu xool reportage Barthélémy Coly ak lan la ci askan wi daal di wax. wooteeb élection yi weesu coalition Yewwi Askan Wi moo ko gagné woon ngir victoire bi gën a law askan yi jàpp na ne faawu manko am si biir coalition bi. Yewwi Askan bi gagné na Dakar léegi ñoom yëpp dañu war a booloo ñu ànda parce que loolu mooy doxal réew du ma am rek ma ne ko man léegi am naa yi ci des li ñu def déedéet. yëpp ñoo bokk. ginnaaw seen victoire bi ci élection maire yi ana naka la ñu def ngir mën a dëgëral seen diggante ba kenn du leen mën a xaajale. comme ni ñu def nii ci kii bi rek ci local yi rek déjà c'est un début ñu unir toutes les forces teg tous les réseaux ñu teg côté quoi te xam ne ils n'ont qu'un seul objectif c'est-à-dire ñu gagner largement quoi su ko defee rek ñoom suñu demee ba législative yi. ñu boole waatee woowaat encore les réticents parce que y avait des partis qui étaient un peu réticents ñu fexe ba convaincre ñooñu andi leen ñoom ñëpp ñu bokk ànd liggéey bon mën a demandoo ensemble ah comme ça su ko defee dinañ am victoire ci législative yi quoi. kaddu buy dippee Maître El Hadj Diouf di xamal ne du Sonko moo nekk leader Yewwi Askan Wi waaye Khalifa Sall loole nag dafay indi xaajale seen diggante. bon loolu c'est une façon de les diviser c'est-à-dire que xam nañ ne l'étiquette là Khalifa Sall Sonko ça peut faire mal donc c'est une façon de les diviser parce que su defee noonu comme ça léegi Sonko gis boppam kay gis boppam la coalition va éclater. c'est le seul but qu'il recherche mais ñoom nañu am intelligence bañ a déglu ñooñu est-ce que ñu xam ne ñoom ñoo bokk li ñu bëgg. xàccandoo doorandoo mooy tax coalition di manko ngir unité ak doole mën a nekk seen diggante faaw ñi bañ a déglu wax yi ci biti pour xaajandoo du mën a nekk seen biir. gannaaw politique rek dañuy àddu wax ci wàllum njàng meek njàngale bi soxal lii di éducation ak grève yu nemmeeku ak ñi di enseignants yi nag ñëpp di ko ñaawlu rawatina élèves yi ak parents d'élèves yi boobee ba tey nag état bu Sénégal daal du ci wax kii di Innocence Ntap Ndiaye moo nekk présidente du
Haut Conseil du dialogue national daan na si yëkkati ay kàddu di xamle nag ñaari poñ yi nga xamante ne moomee la enseignant yi di laaj ci loolee bokkul ci accord yi mu signé woon ak état ci atum 2018 te nee na loolee sax buñ ko naree amal rek faw rek waxtaan daal di am diggante ñi di enseignant yi ak nguur gi. grève bi di enseignants yi lëmbee réew mi bu ñu sukkandikoo ci yenn gox yi nga xamante ne daanaka élèves yi ak parents d'élèves yi sax dañoo daal di génn ca Pikine nag jotoon nañ fa daal di am kenn ci waajur yi la mu ñaawlu rek moo di enseignants yi lu ñuy grève waaye tam état bi war na jàppale enseignants yi ndax xale yi dellu ci classe yi ndax ñoom waajur yi dañoo jënd bic jëndi feuille ak cahier ngir rek seen doom yi mën a jàng ñu déglu soxna si di Rokhaya Fall dikkee foofee ca Pikine te bokkoon ci marché yi ndaw yi doon amal foofu. nan jàngal suñu doom yi ndax ñun yaay yi danoo sonn fii ku nekk kuy yaay génn nga tey ànd ak say doom jàppale ko danoo sonn suñu doom yi sonn nan leen jàppale jàngal leen nan jàngal suñu doom yi ñun yaay 5 heures du matin la ñuy jóg di dóori waar di jox suñu doom yi di jënd ay fourniture di jënd ay cahier di jënd livre te lépp seer boole ci nag yor kër yi nan jàngal suñu doom yi danoo sonn. Si vous voyez aujourd'hui les élèves manifester, c'est parce qu'ils sont mécontents, c'est parce qu'ils sont désespérés, c'est parce qu'ils n'ont plus d'ici où aller. Pendant 2 mois, nous n'avons pas fait de cours et ce n'est pas normal. Pendant ce temps-là, les écoles privées sont en train de faire cours, les écoles des autres pays sont en train de faire cours. Et nous, dans tout ça, nous ne pouvons pas payer le pot cassé de nos professeurs ou bien de l'État. L'État doit réagir et faire en sorte que les professeurs, ce qu'ils réclament, c'est leur droit. Et nous ne sommes pas là pour nous battre pour les professeurs. Si nous sommes là, c'est pour nous-mêmes. Nous voulons justice dans le système médical. Nous voulons étudier. C'est ce que nous voulons. ginnaaw nag jéey ji am ci wàllum éducation ak grève yi nga xamante ne ñu ngi koy amal la ñu wax ci ki nga xamante ne rek étudiant la woon di Balla Gaye ginnaaw ñaar fukki at ak benn ba mu koy fàtte foofu ci université Cheikh Anta Diop te jàppante amoon na ñoom ak ñi di force de l'ordre yi ak étudiants yi université nag ñu ngi ko doon màggal rek ngir fàttaliku waaye nag étudiants yi la ñu xamle ñoom nee na rek li nga xamante mooy dossier boobu ba tey ji yoon defu ci yoonam ñu déglu compte rendu bu ñu Ousmane ñaa defaral. seen ndaje mi li ko waral mooy Balla Gaye la ñuy fàttaliku mu ñàkkoon bakkanam ci fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2001 ci jàppante yu doxoon ak policiers yi boobaak léegi nag def na ñaar fukki at ak benn ba tey dara leeru gu ci ñoom ñu ne du yoon dafa war a leer. te jusqu'à présent à chaque fois dañuy revendiquer justice te justice boobu noonu duñ ko gis moo tax ñuy lancer un appel au niveau des autorités compétentes ngir yàlla war rasul dañ leen ko ñaan université dañu soxla maanaam ngeen leeral maanaam suñu martyrs yi nga xamante ni dañu faatu ci cause bu noble maanaam di défendre maanaam intérêt étudiants yi. mbir mi nag su leerul ba léegi ñu jàpp ne ñu ko war a leeral dañ ci dëgg seen tànk justice bi ak autorité politique yi ñoo daw seen responsabilité. combat yi nga xamante ni suñu camarades yi fi nekkoon mënee nañ ko ba suñu borom jëlee leen fi loolu moo waral tey ñu am ak yi yëpp kon dañuy lancer waat encore un appel au niveau des autorités ñi jël en charge considération étudiants yi voilà. université nag ak ni muy doxee ñoom étudiants yi ñu jàpp ne buñ bëggee jàmm di fa law faw rek bépp waxtaan bu fay am ñu daan leen ci boole lii nag ñu jàpp ne wuute na lool ak taxawaayu ki nga xam ne moo jiite ministre de l'enseignement supérieur ñu gis ne da leen beddi ci yenn waxtaan yi. le ministre ñun man booba léegi moom mosuñu ko dégg mosul sax recevoir maanaam collectif amical de l'université de l'UCAD mosul recevoir collectif bi. te di ko wax maanaam moom bu fekkee ne moom mooy le ministre de l'enseignement supérieur dafa war a jël ay responsabilités am ci université. asik fàttali nag ci atum 2016 kii di Bassirou Faye ci la ñàkkoon bakkanam atum 2018 loole tamit dal lu ku mel ni Fallou Sène te li yëpp ba mu amee dañu ko nëppal étudiants yi ne dafa daw justice te faw rek mu taxaw temm ngir leeral lii yëpp ci gëtu Sénégal yëpp buñ ko deful ñoom dañuy wàcc ci mbedd mi delloo buum ca mbooy ga.
mi ngoog mu nekk ci kàddu yu duppee ci étudiants yi nekk woon ca université Cheikh Anta Diop de Dakar lu ñu bëgg rek mooy yoon def liggéeyam ci dossier bi soxal ki faat kii di Balla Gaye Ousmane mu mel ne ba tey ñii ci wàllu mu njàng meeg njàngale bi rek am nañ ci lu ñu mën a war a wax soxal grève enseignants yi. mu doon grève yu métti yi nga xam ne am ci école Sénégal bi foo laal day métti gune yi tiit lool ci seen ëllëg ba tax na loolu askanu Sénégal yi tiit ci lool parents d'élèves yi ci yàbbi si ñu déglu reportage Seynabou Dia Fatou Diangueye. ay bis a ngi nii syndicat QCM ñu ngi amal ay ndoxum ñaxtu ci biir réew mi loolu nag tax na ba ndongo yi wàcc ci mbedd mi ñu bëri ci askan wi di ko ñaawlu lool. grève xale bon man di rafetlu ma ko parce que élèves yi ñooy yor doole ñooy yor ëllëgu réew mi ñoom ñoo war a jiite réew mi ñoom ñoo war a doon ay magistrat doon leneen ak leneen kon buñ tollee ci njàng dañ leen a war a encadrer jàppaleen ñu jàng. ñenn ñi jàpp nañ ni enseignants yi ñaxtu warul tax ñuy grève. booy dañuy fipp rek dañuy bëgg lépp tolloo pour lépp tolloo moo tax ñoom bu ñu leen génnewee ñoom ñu nekk public te fay ñu dara ñu dem génne ñi nga xam ne ñooy fay dara dafa am mooy foofu nit ki mu ngi wane fipp rek donc ñu dugal ko fi ci gën a simple mais dafa am loo xam ne enseignant bi da ci am wàll état am ci wàll parents d'élèves bi am ci wàll mooy ne c'est une affaire de tout le monde l'éducation c'est pour tout le monde tey dafa am loo xam ne état bi warloon na ko ak ñoom ñu bëgg a dugg ci ay augmentation ak leneen ak leneen am na yeneen secteurs yi ci biir état bi te augmenté wuñu leen donc am na loo xam ne bu ko fi état bi góorgóorloo ñeneen ñi ñoom it ñu war ko mën a muñ ñoom enseignants yi. ñeneen ñi ñoom jàpp nañu nguur gi am na ci wàll. bon c'est une situation boo xamante ni c'est assez délicat parce que boo xoolee problème bi jógewul foofu yëpp c'est à un niveau beaucoup plus haut parce que boo xoolee l'État doit prendre ses responsabilités mais est-ce qu'il l'a fait donc si le public a des problèmes automatiquement boo xoolee étudiants yi dañuy jéem a dem xooli seen yeneen morom yi nga xamante ni ñu ngi ci privé yi parce que boo xoolee école privée yi ñu ciy jàngale ce sont des enseignants yoo xamante ni ils sont dans le public bu ñu paree dañuy dem xari mat dans le privé et bu fekkee école publique bi dafa am problème et on trouve que ni professeurs yi nekk ci école publique ñoom ñooy dem di jàngale ci école privée école privée dañuy jël le devant par rapport ak école publique. akum réew mënul jëm kanam su fekkee ne jàng bi doxul loolu nag parents d'élèves yi di ko naqarlu lool laaj bu samp mooy ndax jotul ñu jox jàngalekat yi seen gëdd. gannaaw askan wi di ñu xalaat ci grève yi nga xam ne moo lëmbee Sénégal waajuru ndongo yi tamit ñoom kenn demul ñu des dañoo mer ba futu di ko ñaawlu gis ne état bu Sénégal dafa war a warloog li nga xam ne moom la diglante woon ak enseignants yi ci atum 2018 loolee sax moo gën a sooke kii di ministre du travail Samba Sy yéey ci yàb bi gis ne lu ñuy laaj lu war la ñu déglu ko ci micro Bassine Lone Niang. démb daje nañu effectivement daje bu gudd waxtaan nañu lu diir juróomi waxtu jàpp naa nag ay ñoo xam ne dañ leen ni maanaam dénk ay responsabilité bu ñu toogee jotaay boo xam ne juróomi waxtu la mënees na jàpp ne xanaa waxtaan woo kay du naxasaay rek moo ci mën a génn lan moo génn si waxtaanu démb bi benn mooy déggoon nañu ñëpp ci solo si nga xam ne njàng am na ko surtout pour réew bu benn suñu bos mooy benn ñaar ñun ñëpp ràññee nañu itam ne école boobu ñi ko bokk ñu bari lañu gouvernement bi jàngalekat yi waajur yi ndongo yi maanaam waa réew mi yëpp loolu nag boo ko déggee mooy ku nekk si ñun war nga def lépp li nga mën pour ñu sàmm mbir moomu ndax du pour ñun rek tey jii wante pour ñun la tey ak ëllëg jàpp nañ tam ñun ñëpp ne école bi mu ngi ci crise bu xóot crise bu jafe beneen bi nga xam ne génn nañ ko compagne mooy résolution crise boobu tam loo xam ne da ngay fetax sa baaram rek mu génn wax dëgg yàlla xóot na laaj yi nekk na laaj yoo xam ne yu sori la donc li mu laaj mooy ay solution de fond ci biir mbir moomu nag ñu ngi waxtaan ñaari poñ rek lañ doon waxtaanee démb yoo xam ne ñoo ngi ko jàppoon d'ailleurs depuis suñu rencontre du 7 janvier mooy peyoru jàngalekat yi naka la ñuy xoolee pour joyanti iniquité yi maanaam yi nga xam ne yemul benn ak beneen bi mooy affaire administration scolaire bi nan lañ koy seetaate ci biir loolu nag am na lu ñu tàmbali teg ci table bi li ñu déggoo daal pour mu gàtt te gaaw mooy dañuy continuer di wéyal diisoo bi fii ak fukki fan ak juróom di gën a yéex dinañ amaat jotaay boo xam ne bu yaatu la comme bu démb bi pour jéem a xool fu ñu toll si wàllu jéego en attendant évidemment benn commission technique na gën a càmbar xool. ginnaaw nag sooxe bi amati njàng meek njàngale bi yaakaar naa ñëpp a koy ñaawlu bu demee ci élèves yi rawatina nag parents d'élèves yi nga xamante ne tey jii comme ni ñu koy waxee sànq ci reportage bi dañuy jënd bikk jënd lépp ngir seen doom yi mën a jàng waaye nag sent bi mooy état war na mën a waxtaan ak enseignants yi ñu trouver un protocole d'accord bu ko defee ndaw yi delluwaat ci classe yi mën a commencer seen i njàng def seen i devoir ak seen composition Ousmane la ma amoon ci rek li ma lay laaj ndax réew mën na avancer te njàng mi dafa sooxe jamono jii nii. loolu moom
Amina comme ni nga ko waxee bu ko kenn xalaat réew mënta dem mënta jëm ci kanam te du ne dafa am njàng mu baax ndaw mooy ëllëgu réew dañ ko war a segg ndaw dañ ko war a tàggat préparer ko pour l'avenir mais fan lañ ko war a mën a jaaree ci éducation bu baax une bonne éducation bu amul ci am réew moom pour mu dem dana jafe lool kon état bi dama gis ne taxawaay bi mu war a def mooy naka la war a mën a def toog waxtaan ak enseignants yi nga xamante ni ñoom dañuy sonn seen temps yëpp dañ koy jox élèves yi xam naa ne waxtaan réeroo amul comme li ñu koy waxee ci olof ñàkk waxtaan moo am mais ñàkk waxtaan nag bu amee ba nga wax benn affaire da nga ko war a respecté ko da nga ko war a respecté daal di ko matal boo bëggee jàmm am. ndaxte boo seetloo depuis 2018 même accord yi nga xamante ne ñoom la ñu laaj ba tey jii niki démb amal nañu sax ab ndaje waaye nag dafa mel ni ndaje boobee amul benn loo xam ne mun a tax enseignants yi bañ a defati seen i grève ndax jàpp nañ ne amul leneen lu fa yees loo xamante ne rek dina leen mën a tax ñu bàyyi donc mu nekk loo xamante ne vraiment jamono ji Sénégal xale yi ñu ngi taxawaale ci mbedd mi te wax dëgg yàlla bu ñu toogee ba wax ne njàng mi dafa sooxe niveau yu élèves yi day gën a wàcc ndax gis nañ ko donc nag état bi moo war a trouver comme ni ma ko waxee sànq Ousmane donc parents d'élèves yi ñaxtu nañu ñaan nañ état syndicat yi aussi nañu daal di déglu jéem yenn saay sax jàppale élèves yi ndaxte tamit neexul xale yi di jàng xëy chaque jour di ñëw te duñu jàngale waaye tamit état bi moo war a def ki nga xamante ne mooy le principal acteur moom moo war a def le plus que état le plus que ñii di enseignants yi fay leen wala jox leen li nga xam ne moom la ñu laaj yaakaar naa ne buñ leen ko joxee dinañ dellu ci école yi te su boobaa tey jii bu grève amaatee dinañ laajte ba xam lan moo tax ñuy grève donc éducation dafa nekk loo xamante ne caabi la ci am réew daf koy taxawal ndax tey jii ñi nekk ay président bu ci jàngul doo ko mën a doon donc nañu trouver un protocole d'accord une bonne fois pour toutes Ousmane ndax ndaw yi delluwaat ci njàng mi ndax ñoo ngi au mois de février at yi dafa gaaw rawatina weer yi te ñi war a def examen ñu ngi tardé donc jot na état bi toog trouver un protocole d'accord ñu waxtaan ñoom ak enseignants yi ak parents d'élèves yi xale yi delluwaat ci école bi Ousmane yaakaar naa ne loolu bu ñu ko jëfee école Sénégal dina dem kanam ndaw yi amaat niveau jàng bi delluwaat ci na ma meloon. voilà comme ni nga ko waxee noonu la ku nekk rek am na rôle boo xam ne da nga ko war a jouer parce que xam naa ne état bi du bébétam bëggul gis ay doomi réewam ñu am ay jafe-jafe ci wàllum jàng enseignants yi tamit bëgguñu nu mel kon ñoom kenn ku ne da nga war a toog waxtaanee ko parce que yàgg na te bàyyi naxante bi parce que li may wax ay fee la chaque année problème mu njàng chaque année problème bu njàng dañu waxtaanoon daaw loolu lay waxtaanee ren loolu nag dafa war a dakk ñu waxante dëgg li mën a nekk ñu def ko lu mënta nekk ñu toog ko waxtaanee ko Sénégal jëm kanam réew bi dox kenn ku ne mën cee gis sa bopp defe naa ne Amina loolu bu ñu ko waxee bu ñu ko defee jàmm dana am ci réew mi njàng bi daal di dox ñëpp dox xale yi am liggéey parce que xale yi bu jàng yi baaxut niveau du baax te niveau bu baaxut ëllëg di si biir nga war a jiite am réew jiite kër sax soo ko bëggee jiite te jàngoo sa bopp bi dara nekk ci doo ko mën a jiite waxuma laa nag kon éducation lu am solo la ñu gën a defaraat njàng mi gën a defaraat teggin yi Sénégal jëm kanam développement bi ñuy wax woote mu mën ko uyoo bu soobee yàlla donc ñoo ko déggandoo xëy na état bi ak ñi di enseignants yi dinañ trouver un protocole d'accord ndaxte loolu mooy jëmal réew mi ci kanam ginnaaw éducation rek dañuy daw wutali li nga xam ne mooy soxal société léegi tey lim góor jigéen la ñuy doore wàllum société jamono ji nga xamante ne sénégalais yaa ngi fête victoire bu ñu am ndax qualification finale coupe d'Afrique des nations jamono jooje ñaari nit ñoo xamante ne ña nga nekkee woon ca mosquée bu nekkee ca amitié Baobab daal di def seen yëfu ñaawteef yooyee waaye nag bañ leen gisee dañoo woo ca saasa ki nga xam ne rek mooy colonel ak commissaire ba bañ leen tegee loxo nag ñu ñuy wax ne ki ci gën a mag mu ngi am fanweeri at ak juróom xale bi mu ngi am fukki at ak juróom benn kookee sax moo nekk kon jàngalekatu alxuraan nee na ca mosquée boobee rek la doon woo xale yi ngir def ak ñoom li ni mel jamono ji nag dina ci indiwaat ay leeral bu baax a baax. ñu àddu wax ci leneen ba tey soxal société xam ngeen ne nekki nu ñi di apprenti yi nekk ci car rapide wala car Ndiaga Ndiaye ñu bëri ci askan wi dañ koy ñaawu li ni mel nag tax na Ousmane Niang suñu reporter daal di dem tase kenn ci apprenti yi rek ngir mu mun ko leeral lan moo waral seen comportement boobee ñu déglu ko. la nga oto maanaam apprenti ñu ci bari ci ay gune moom la ñuy def te fecceeguñu ci ab nen Alioune Diouf apprenti la moom liggéey bi nii la ko gisee te lii la ci namm. liggéey apprenti ñoo si góorgóorlu bu baax waaw pour bëgg a tekk rek teral suñu yaay quoi ak suñu baay mooy loolu xam nga liggéey boo si ne da ngaa war a góorgóorlu
foo mënte ne nag da ngay góorgóorlu quoi. ñu ci bari ci apprenti yi nag nga xam ne dañoo nekk ci car rapide yi di lang léeg-léeg dañ lay wan yaradiku gu mat sëkk loole mu gis ne du teggin. man mii di emprunté dama am respect man su ma encaissé sama client yi damay toog kalu du ma def dara du ma wax ak ñoom quoi bu ma nee may ma wàcc ma fugg serveur bi ma may ko mu wàcc. buñ doon yem kese ci yaradiku mu neex waaye dañu ciy boole tuux ak a naan wala am comportement boo xam ne dafa jéggi dayoo mu ne loole amul dara lu ci rafet te moom du doxee noone. man moom du ma tux du ma naan du ma def loolu man moom affaire yooyu dugguma si quoi man dama simple je suis sérieux waaw moom dañuy tux waaw mooy loolu noonu mais loolu baaxul quoi warul loolu baaxul tux baaxul day yàqu quoi da lay yóbbu foo xamante ni mooy loolu. car rapide yi ak njëgënjaay yi léeg-léeg sax nga gis ci apprenti yi ak ñi nga xam ne ñooy clients yi des fois ñu jàppante ba mu tàng lool loolee gën a tax sax muy gën a dolli xel ay moromam ngir ñu gën a defar seen comportement ndaxte teggin dafa baax ci lépp loo gis lépp lu la yaru maywul yaradiku mën na la koo xañ. mu nekk kàddu yu duppee ci kenn ci apprenti yi pour wax leen rek kenn ku ne rek sa yar ak sa teggin mun na la tere nga def yenn yi dañuy wax leneen loo xam ne askan wi dañ ko seetlu jigéen ñu bëri ñi nga xamante ne ñoo nekk ci sëy rawatina ñi nga xam ne sax dañ jàng nasaraan togg nag dañ cee mënu dara askan wi nag yi nañ ci yàbbi ñu déglu reportage bi nga xamante ne Oumou Kalsoum Diallo moo ñu ko defaral. jamono yi ñu toll dañu seetlu ne xale yu jigéen yu ci bëri mënuñu waañ lu ni mel nekk lu doy waar goro yi ak njëkk yi di ko ñaawlu ñenn ci sénégalais yi ñu dajeel di ci wax seen xalaat Nogay Mile di étudiante di ñu xamal ni lu am solo la texte di wax ni mën na togg ndax yaayam tàggat na ko ci jigéen daa war a mën a togg wala su tëlee sax mën a dem ci YouTube ngir mën ndax njëriñam la dooni mais comme li nga wax ci xale jigéen yi man defe naa dama naan sama kaa laay wax mën naa togg ndax li ñuy wax suñu yaay dañuy taataan ci togg maa ngi fàttaliku ba may def ay 3e BFM su ma daan wàcc damay fekk sama yaay bàyyi reer bi su ma ñëwee damay sonn mais teewul damay togg ba may def bac aussi la même chose dama naan sama yaay mii xanaa daf ma bañ damay wàcc sonn ba bëgg a dee mu ne ma kaay togg mais gis naa njariñ leen na ma ne saa su ma demee sama kër jëkkër dinaa togg voilà buñ ma tegal mën naa koo togg kuy xaar nag ci goro bu mënul togg moom demal nga togg ndax mën naa togg bu baax a baax te gis naa sama moroomi jigéen yi instant yi ñoom ñëpp ñu ngi siy góorgóor di togg dañuy gis moment bi sax ñi nga xamante ni mënuñoo togg dañuy dem si seeni YouTube comme ñu demee noonu télé ay togg jéem a xool nu ñuy def bu mun togg ndax lu am solo la moom boo nee jigéen moom ngay sëy da nga war a mën a togg vraiment c'est la moindre des choses. ci bu ñu sukkandikoo ci waxu Samba Sow di père de famille ñàkkum mun togg ci jigéen du lu jaadu soxna daa war a mun waañ. loolu yëf yëbaate la jigéen boo sëyee normalement da nga war a togg. waaw bul bàyyi kii si goro du la toggal loolu baaxul waaw loolu baaxul vraiment baaxul loolu bokkul ci diine l'islam loolu tubaab bi ñoo koy def mais même tubaab bi sax rek defuñu ko loolu baaxul jigéen boo sëyee da nga ko war a togg su goro toog di la ñaanal man loolu laa xam. Léontine di ci dolli moom jigéen bu demee ba yenn âge yi te duggul waañ mënul togg ci éducation de base bala togg dañu koy jàng ngir mën ko. li ma mën a wax ci loolu mooy boo gisee kii xale bu jigéen bu màgg ba dem sëy mënul togg loolu ça dépend ci éducation de base bi parce que dès le bas âge ku ñu jàngal dès le bas âge togg xanaa kay balaa ngay dem sëy di nga mën def dara waaw donc loolu je pense que c'est lié à l'éducation de base waaw loolu la. maa ngi ni conseil daal comme technologie bi léegi am na ay kii lu li nga xam ne bëgg naa ko daal préféré wu ma ko mais comme dem nga ba toolu yeneen âge yi mënoo togg mën nga dugg ci réseaux sociaux yi di jéem a xool yeneen plat yi nuñ koy togg loolu aussi mën na la jàppale ça peut t'aider aussi. ñàkkum mun togg nekk lu ñu ràññee léegi ci ndaw yi rawatina ci jàngkatu nasaraan yi li ni mel ci waajur yi jigéen yi la wala jànk ji ñoo sawaratul ci duggum waañ bi. mi ngoog mu nekk kàddu yu duppee ci askan wi ak nañ ko naka lañ koy gisee kon naka nañu góorgóorlu ñun xale yu jigéen ñi nga xam ne dañoo jàng nasaraan ndaxte jàpp na ne ñun ñi ñoo mënul togg waaye nag togg kenn ku ne war nga ko jéem dafa bokk li nga xamante ne dañ koy tagge jigéen ñu wax ci leneen wóolu nit sax léegi dafa jafe ci àdduna ji nga xamante ne mun nga dend ak nit di waxtaan ak moom jamono jooju daf lay enregistré ngir rek mun la vilipender ci réseaux sociaux yi nekk na mbir boo xamante ne askan wi ñaawlu nañ ko bu baax a baax ñu déglu reportage yu Barthélémy Collé ak Cheikh Gueye.
ci jamono yi ñu tollu wóolu ki ngay waxtaan doon na lu jafe li waral loolu moo di nit ñi dañuy faral di enregistrer seen waxtaan ngir mën ko partager ci réseaux sociaux yi li nu mel nag moo tax ñi ñi jàpp nañ ne yarin bi moo fi nekkul. actuellement yarin bi déjà dafa amatul éducation de base bi nga xam ne amoon na amatul mag ji fi nekkoon di ñu yar aussi yaratuñ ñu. Et puis dafa am la nga xam ne aussi changé muy avancé technologie donc technologie dafa avancé léegi téléphone portable donc mën nga def tous les moyens pour mën a enregistrer nit wax ma la sax wax sa secret mais nit ki mën na la jël nekk fi nga nekk mu jël la photo la envoyé minute par minute nga nit ñi jot si. Je pense que loolu aussi par peur aussi garder ce secret moo tax doo mën a vraiment dugg si yenn détails yi war a mën a xaytoog nit ñi. Et loolu aussi obstacle la si jamono yu ñu toll ndax dëkk bi dafa yàqu léegi nit ñi sax mënatuñu am xarit sooy xool cas yu bëri am na fi ña nga xam ne seen xarit intime ñoo leen di filmer yóbbu leen te loolu yëpp lu koy waral mooy que ni nit ñi parfois dañuy xeex politique daf si nekk dañ lay fay jox la xaalis pour nga dem yàq nit pour mettre fin à sa carrière politique yooyu am na ci mais yeneen aussi am na si muy baadoo la wala non mën nga ma def dara la nga xam ni dafa ñaaw ma bëgg a fayu je peux faire comme ça pour mën la yàq donc je pense gis nañ actuellement looloo xew. wax dafa jafe moo waral bala ngay wax dafay baax nga xam ki ngay waxal ak fan nga koy waxee. ñun ñi xam lu ñuy wax xam lu ñu génnee seen biir loo xamante ne seen bagage bu bopp la ñu xam lii mën nañ ko wax ñu xam ne loolu leneen lii mënuñu ko wax ndax nit ñi dafa mel ni. Information ak secret nit ñi dañ koy jaay am ci xaalis donc bàyyi ci xel bu baax dafa am solo nga xam li ngay wax ak nga xam li ngay bàyyil sa bopp loo xamante ne sa bagage sa bopp la loolu daal su ma doon ñaax nit ñi ci loolu laa mën a wax exactement. taskat xibaar yi war nañu gën a mën a xoolaat seen taxawaay. donc solution bi li mu la wax rek la tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor la capacité war a divulguer les informations d'abord comme ñun ñi yéen ñi nga xamante ne yéen a yor site yi donc je pense ñun ñoo war a gën a xoolaat suñu façon doxalin du n'importe quel élément la ñu war a dugal donc bëgg c'est-à-dire bëgg abonné yu bëri wala bëgg monétiser sa chaîne bu mu tax nga def la nga xam ne bokkut ak suñu aada. wax ak sa morom di ko enregistré nekkul li ñu rafetlu jamono ji moo waral ñu ngi ñaax askan yi ñu moytu wax seen secret fu nekk. Barthélémy ko li ñu koy jaajëfal ñu wax ci leneen jamono ji nag gis nañ ni série yi bari nañ lool fii ci Sénégal ndaw yi nag kenn ku ne bëgg nga doon actrice wala acteur mu jaral ñenn ñi sax ñu def naka su dul noonu ngir rek mun a intégré ci série yooyu ñu déglu reportage bu ñu Ousmane Niang defaral ak El Hadj Diouf. jamono ji ku nekk bëgg tekki mbaa siiw jaarale ko ci ay série ba tax na Sénégalais yu bari loolu moo doon seen yitte ndax loole du njuumte. Je remarque que là phénomène récent la presque ñëpp ñoo gis chaîne bu jóg télé série affaire yooyu noonu quoi je pense qu'il y a vraiment d'autres choses de plus intéressantes à faire dans la vie quoi que nekk fi di topp casting yi yeeg yooyu noonu su fekkee ne xam nga ne amoo aussi kii quoi voir. kii moom li ko ci jaaxal mooy sax fi mu ne moom njàng mi sax doon ko farataalul yaakaar nañ ne bile yoon rek ci la nit mën a tekkee. Ce qui est dommage, effectivement, c'est que tout le monde, il y a beaucoup de candidats et il y a très peu d'élus. Donc il ne faudrait pas se reposer uniquement sur des rêves, parce qu'il y a la réalité, il y a les challenges, il y a le quotidien. Et il faut aussi pouvoir miser sur des études, sur une véritable formation, quelque chose qui va pouvoir permettre aux femmes d'être indépendantes et de réussir dans leur carrière. boo demee ci casting yi nag nañ fay feesee dell li koy waral élève bi nekk en classe de 3e gis ne parce que ndaw ñi dañuy jàng ba pare duñ am lenn luñ liggéey lii mu jàpp ne li ko waral mooy dañoo xamatut fu ñu jëm ak fu ñuy teg seen tànk. parfois di nga gis nit ku jàng ba pare sax du am liggéey léegi déjà système éducatif bi moo baaxul parce que élèves yi mën nañ leen jox ñoom ñëpp ñu boole kii nii seen capacité nekk benn mais déjà dañoo jël. privé yi def leen favoriser leen public yi amuñu moyen léegi professeur yaa ngi grève état bi waxu ci dara moo tax gars yi di def ay casting pour série non même pas développer mais moom mën na la jàppale série au moins mën na la jàppale mais déjà mën nga liggéey mën nga jàng ba pare doo am liggéey loolu du garanti loolu yëpp la ñuy gis moo tax ñuy dem def série am na ñoo xamante ne nag mën nañ boole série bi en même temps ñi ngi jàng aussi
moom kay moom ñépp bëgg siiw surtout guney tey waaye nag siiw moom def ci ndànk baax na lool ndaxte lu ci laxasu moo bari bu fekkee sa bopp yaatuwut lool amoo xam-xam xamoo noo koy gérer mën na laa sànk. jërëjëf Ousmane Niang mu mel ni am na leneen loo xamante ne rek war nañ ko mën a waxaate ci wàllum société soxal wàllum licenciement abusif maanaam rek ni ñuy dàqee nit ñi ci entreprise yi. voilà loolu ñu bari ci askan wi gis ne dëgg la ñu ci bari ci entreprise yi dañuy dàq nit te du am fenn fu ñu ko teg amul raison buñ mën a andi Sénégal yi itam yéy ci yàbbi naqarlu ko ñu déglu reportage bi ci Alla Thiam def ak Fatou Diangué. dàquk liggéeykat yi ci bërëbu liggéeykaay yi nag nekk na lu ñu nemmeeku ci jamono yile ba tax na way liggéeykat yi ñoo ngi ñaawlu loolu di laaj seen àq ak seen yelleef ci bërëbu liggéeykaay yi li waral mbir moomu nag nekk na ay xalaat yu wuute ku nekk ak ni mu ko gisee entreprise yu bëri nag jàngoro ji di coronavirus moo teen indil ay jafe-jafe ba tax mënuñu yor charge lii di seeni way liggéeykat. man à mon niveau ñun au niveau de l'ICG ñun gisuñu loolu parce que boo ko xoolee ñun bu ñu demee ba ñu taxaw ci xëyu ndaw yi bëgg jël xale yëpp ñu liggéey kon ñun duñu licencié ñeneen ñi licencié na xëy na seeni programme la wala seeni mbir la. Covid bi dafa nekk luy sonal suñu économie en réalité. voilà loolu moo tax licenciement yi day bëri. ba am ndey ak kumba amul ndey nag la ñuy nemmeeku ci bërëbu liggéeykaay yi buñ ci yokkee jàngoro ji di coronavirus andi ay jafe-jafe ci bërëbu liggéeykaay yooyu ba waral dàq gi ñu nemmeeku ci bërëb yooyu. te tamit boo ko xoolee ba sa biir sama jigéen réew mi fii kuñ fi licencié da nga liggéeyul mais ku liggéey kenn du licencié mais nag en contrepartie am na ku man am ndey ak ku ma amul ndey nag boo xam ne am na ci réew mi. waaye nag ñu bëri ñu ngi ñuy xamal ne jamono ji ñu nekk moom laajatuñ li nga xamante ne moom ak xam-xam waaye ku la fi yónni mooy doon sa CV ngir nga mën a am liggéey ci jamono jile. jërëjëf Alla Thiam ci reportage bi ñu wax ci leneen jëm ci gare routière yi boo fa demee bus yi ak tata yi car rapide yi ñu ci bari ci askan wi dañuy rànk nag du ñu rang loolee nag des fois mu indi ay jàppante wala sax xeex am ñoo xam ne ñu ngi koy ñaawlu ne gars yi gër war nañoo gën a defar seen éducation ñu déglu reportage bi ci Barthélémy Koli def. si gare routière Ndiaga Ndiaye yi wala bokk si terminus yi nit ñi duñu faral di respecter rang bi moo waral loolu dafay faral di indi ay xiro ak ŋaayoo luy firndee loole mooy ñàkk yar ak tegin. problème discipline la boo gisee Afrique muy mel nu mu mel nii c'est pas parce que amuñu compétence pour mun a changer mais xol yi ñoo mënul adhérer ci tolérance. ngir mën a avancer ci ay conditions yu baax kii nag jàpp na ne respecter rang bi comme ñépp moo gën a am solo. D'après mon avis, on doit changer beaucoup sur ça. ngir man dañoo war a changer suñu mentalité respecter rang yi bu fekkee bëgg nañu avancer ci conditions yu baax waruñu gën a yàkkamti ñu fekk ci rang bi dañoo war a def ni ñoom ku mënul yéeg na xaar beneen bus loolu moo dàkk moo tax foog ñu jàppale autorités yi ngir ñu mun ñu jàppale tamit. Aider le gouvernement à faire ce qu'il veut faire pour nous. développement réew dafay ànd patience ak xol bu rafet. loolu problème patience la ba léegi ci xol bi la savoir accepter savoir partager pour mieux développer notre pays. doole xiiroo ŋaayoo jëmelewu kanam réew ngir saafara li nu mel askan yi ñu ngi ñaan nit ñi ñu changer seen mentalité yi am yar ak teggin bu ñu demee bay jël oto nañu respecter rang bi te tamit am patience di xaar. jërëjëf Barthélémy Koli ci reportage bi lan moo tax fi mu toll nii askan wi ñu ci bari nangooto ñoo déglu xabaar yu wér te wóor yu bari ñu jàpp ne yenn journalistes yi xabaar yi ñuy joxe àndul ak xam-xam loolee tax ñu ci bari ñu tayal ci ñu déglu reportage Oumou Kalsoum Diallo. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak leen jàmm ci xibaar luñ fi nar a waxtaanee. fii ci mim réew seetlu gi mooy ñu bëri ci sénégalais yi farataaluñu akum xibaar Arthur Koradio di ñu xamal ni sénégalais yi amatuñu jot ku ci nekk yaa ngi wut loo dundalee sa njaboot wante gëstu li xew ci sa réew lu am solo la. le peuple sénégalais en ce moment. askan wi fi ñu toll nii ku ci nekk noo dundalee sa njaboot nga tal jot amatul teg ci ak ñëwum smartphone yi mën nga xam loo bëgg xam 24 heures sur 24 wante nag suivre info lu am solo la lijjantu lu xew ci sa réew lu baax la. il faut être informé au quotidien de ce qui se passe dans le pays.
télévision yu ci bëri dañoo ñàkk programme ci kàddu Assane Niang ñu ci bëri ay musique akum fecc rek lañu teg li mën a saafara problème bi mooy créer ay documentaire ak i émission yu yeete. li télévision yi ak rajo yi di proposé moom moo dese am solo et puis xale yi léegi aussi réseaux sociaux yi aussi am na si rôle jeune nañ si rôle bu xaw a doy waar parce que aussi bon léegi pratiquement ay téléfilm ay musique donc yooyu la quoi. waaw émission yi par exemple documentaire yoo xam ne daf leen di yee loo xam ne dina leen am njëriñ. télévision yi bëri nañu lool fi mu toll sénégalais yi seetlu ne yu bëri yetteetuñu ñu jaaree fa néewal doole akum info faj li ni mel doon wu ci ay émission yu mën a jëme réew mi kanam. ginnaaw nag société ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram ni ki démb lañ doon amal journée mondiale bu jëlee fi li nga xamante rek mooy cancer mu nekk feebar boo xamante ne at bu jot lu muy faat ci ay doomu aadama sax bari na xayma nañ ko fukki junni million doomu aadama lay faat ci àdduna bi fii ci Sénégal nag ngir rek xam nuñ koy jëlee Alla Thiam wàccoon na ci terrain bi ngir tas ak ñenn ci askan yi ñu déglu ko. jàngoro ji di cancer nag nekk luy faat ay bakkan yu bëri at mu jot ba tax tey di bis bi ñu dagleel feebar boobu nag ñuy xool nan la ñuy def ngir wattandiku jàngoro jooju waaye tamit ñi ko am ba pare nan lañ mën a def ba ñu faju ci nu mu gën a gaawe. dëgg la bu ñu déggee cancer rek nit ñi dañuy ragal waaye lu ñu mën a faj la ci boo ko teelee yóbbu hôpital du boo amee cancer rek dangay dee dangay def ay test ñu xool la mën laa bindal ay garab bu la feebar bi gañee tamit am na lu lay calmer ba métit bi du la sonal am na yenn garab yoo xamante ne ni ñoom dañ leen koy may doo leen ci fay dara. cancer nag nekk feebar bu doy waar ba tax na ñu bëri dañoo ragal a dem fële ca l'hôpital ba def li nga xamante ne moom mooy dépistage bi waaye ñu ngi ñuy xamal ne mu nekkee feebar bu garaaw tamit am nañ ay pexe yuñ ci mën a def ngir faj ki yor doomu jàngoro boobu. waaw ci sama xalaat cancer moom boo ko déggee rek bon fii en Afrique déjà définition bi dafa kii parce que ñenn ñi da ngay dégg ne y a tellement de cancer et que en général soo ko amee tu as de moins de chance. ñu faj la daal voilà moo tax tamit ñu bëri dañ koy ragal ñun suñ ko amee bon dañuy tiit parce que ay jigéen yu bëri di ñàkk seen bakkan at mu jot ndax lii di cancer du sein nekk lu leen sonal tamit waaye ñu ngi ñu xamal ne jigéen bu nekk war na faral di xool wér-gi-yaramam waaye di lamb weenam tamit di xool ba xam amul lenn lu ci nekk ngir mu mën a faju ci nu mu gën a gaawe bu amee joomu jàngoro boobu. bépp jigéen boo xam ne sentir nga nekk am nga mettit ci sa ween wala ci sa suufu ween demal nga xool ko boo ko demee xool di nga fa fekk ay spécialistes yoo xam ne dinañ la guider dinañ la wax naka nga war a def ba faju ba nga mun ko faj te du la rey. fagaru nag moo gën faju te feebar du gàcce ba tax na kon kenn warul di ko nëbbu waaye boo ko yégee rek demal ci hôpital nu mu gën a gaawe noppal ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu santé waaye tamit sauver sa bakkan. jërëjëf Alla Thiam ci reportage bu am solo bi ndax xam nañ ne cancer bari na jigéen ñu bari ñoo xamante ne Ousmane dañ ko am fii ci Sénégal waaye dañuy ragal sax wala ñenn ñi duñ ko xam tax na sax docteur yi dañuy faral di wax xale yu jigéen ñi kenn ku ne na nga toog ko di vérifier fi nga xamante ne cancer bi fa lay am moo xam fu muy nekk nañ ci jéem góorgóorlu rek ngir mun a faagaagal feebar bi ndax boo seetloo chaque année fii ci Sénégal bari na jigéen ñi nga xamante ne dañ ci loru Ousmane feebar boo xamante ne bu la dalee yàlla rek a xam donc nañ ci ñaaxaat askan wi képp koo xam ne toog nga sentir lu la métti sa yaram boo amul sax na nga dem kër docteur ñu daal di la dépister mun a xam lan moo nekk ci yow ndaxte nga mucc rek ci feebar bi di cancer Ousmane. voilà ni nga ko waxee noonu ànd naa ci ak yow lu wér a wér feebar ñun africains yi daanaka dañoo tàmm loo xamante ni bala ñoo dem kër docteur rek feebar gën bëgg ñoo rey loolu nag njuumte la comme ni ñuy wax rek mieux vaut prévenir que guérir xoddeeku ca bala ngay lakkale boo gisee loo xam ne parce que nit ki normalement chaque mois wala chaque at sax lu néew war nga war a mën a dem nga xool sa bopp mais li koy indi yëpp mooy nit ñi dañuy ragal a dem def dépistage ci yenn feebar yi nga xamante ni moo nekk ci organisme doomu aadama yi parce que nit ak feebar ñoo ànd yàlla dafa bind nit des fois nit day wopp day feebar day dee waaye tamit nag li ñu war a gën a def mooy à chaque instant ñuy dem kër docteur di seet suñu bopp di defar suñu yaram defar suñu xel defar suñu lépp loolu sax ci jaamu yàlla la bokk.
comme ni nga koy waxee rek kon nañuy dem di defi ay dépistage ngir aar suñu bopp ginnaaw li nga xam ne rek mooy wér-gu-yaram dañuy wax rek ci li nga xam ne mooy jàppante bi am jamono ji diggante armée bu Sénégal ak ñi di rebelle bu Casamance ne nañ leen ñeenti nit nag ñàkkoon nañ ci seen bakkan juróom-ñaari soldat ñu ngi nekkoon ci loxo mouvement MFDC ca Casamance ñi ko xam ne rek mooy DIRPA mooy ñi nga xam ne ñooy joxe xibaaru ñi di armée yi ci noonu sax ñuy fàttali ñaar ñi njëkkoon a faatu nag daan nañ leen denc bu seeni borom keroog fële ca hôpital militaire bu Ouakam ci teewaayu ministre bu ñu denk wàllum ji forces armées di maître Sidiki Kaba ñu desandi ba tey rek ci jàppante bi am diggante armée bu Sénégal kii di Salif Sadio nag dal na yëkkati ay kàddu moom mi nga xamante ne mooy chefu rebelle yi foofee nee na juróom-ñaari soldats yi nag ci loxoom la nekk mi ngi ko xamle ni ki démb ci benn vidéo bu am fukki minute ak juróom ci seenam la ko daal di xamle nee na nag li mu bëgg mooy état bu Sénégal jëflanteeg moom li nga xam ne loolu la bëgg bu ko defee nag dinañu joxo juróom-ñaari soldat yooyu ti noonu sax mi ngi artu moom Salif Sadio nee na waa Gambie nañ génne seen loxo ci diggante jàppante bi am ñoom ak Casamance artu na ci ñi di waa CEDEAO moom Salif Sadio moo ko wax. ginnaaw kàddu yu duppee ci ki nga xam ne rek mooy Salif Sadio ki nekkoon colonel de la gendarmerie nekk ku retraité di Sankul Fati moom nag daal na ci yëkkati ay kàddu mi ngi xam ne rek ne li Salif Sadio wax ne ñi di Gambie nañ génn seen loxo ci seen xeex loolee mënta nekk ndax Gambie dafa bokk ci Sénégal naka noonu moom colonel boobee mi ngi ñaaxaat gouvernement bu Sénégal mu gaawal li nga xam ne mooy négociation yi ndax rek jàmm dellusiwaat foofu ci Casamance ñu déglu colonel Sankul. condition yi mu posé moom moo leeru parce que dafa ne rek waa Gambie bu ñu dugg ci affaire Casamance et cetera donc foofu moo leeru bon parce que munoo wax benn réew mu bañ a def lépp pour aar seen kaaraange kooku kenn mënu ko dégg. Sénégal tamit bon ci affaire Casamance ñëpp xam nañ ni population yi ñu ñëpp jàmm la ñu bëgg lu ñu bëgg ñu am désenclavement développement gis nañu population di delloo encore si seen dëkkuwaay ñu leen di jàppale. maintenant loolu moom bu fekkee ne loolu mooy condition mun nañ continuer di wax loolu mais bu fekkee ne leneen la mooy loo xam ne parce que lii tax mu am suñu àll bi bu ñuy gor ak trafic yi ñuy fay def ak kooku moom xel mënu ko nangu. donc yaakaaruma ni ci loolu bu fekkee ne loolu la bëgg kooku moom def naa moom loolu dafa mënul ne amul benn réew boo xam ne nangu na ñuy def ay trafic wala di jël ay bande di yàq suñu àll bi da ko yóbbu feneen donc nañ continuer di négocier mais takk der yi war nañoo continuer te population tamit loolu lañ laaj parce que ñoom dem nañ sax ba di laaj ay population di laaj na soldats yi ñëw nañu yeneen takk der yi ñëw quelque chose pour garantir leen seen sécurité yooyu état bi dina ko continuer dinañ continuer négocier ak nit ñu baax yi ñu ci duggoon ñoom Robert Sagna ak ñoo xam ne ay suñu kilifa yu mag yi lay nekk Casamance ci ñaan jàmm daal niki démb président Macky Sall nag amal na ab tukki ci giiru benn semaine dina ko doore ca Accra fale ca Ghana waaye dina dem ca Addis Abeba Éthiopie am fa ñetti fan jàpp aljuma samedi ba dimanche ci noone sax ci lañ koy tàbb ndax moom la ñu tàbb léegi mu nekk président de l'Union africaine moom président Macky Sall ci fonction boobee dina ci toog giiru at jàpp 2022 ba 2023 ci noone nag am na dossier yu mag yoo xamante ne ñu ngi koy xaar moom président Macky Sall bokk na ci coup d'état yu bari ñu nemmeeku jamono fii ci Afrique sawjant waaye tamit jëlee fi crise yu Sahel ak jëlee fi li nga xam ne rek mooy jihadistes yi ñu gën ko xam ci terrorisme waaye tamit fexe rek ba mbas mi di Covid 19 wàññeeku fii ci Afrique. ginnaaw nag coup d'état yu ñu bari ñu nemmeeku fii ci Afrique daal na amal ab rétro lu toll ci 102 coup d'état ci jàpp atu 1952 ba 2022 moom la ko Afrique amal ñu jàpp ne continent bi réew bi ci gën a ëppale mooy Nigéria moo am juróom-ñaari coup d'état Burkina Faso Soudan ñoom ñoo ci nekk ci ñaareelu position bi am juróom-benn coup d'état Mauritanie Ghana Bénin Comores Burundi Mali ñoom ñu ngi am kenn ku ne juróomi coup d'état yeneen réew yi mu mel ni Guinée Bissau Niger Centrafrique Ouganda Congo ak Tchad ñoom kenn ku ne am nga ñeent ñeneen ñi bokk na Guinée Éthiopie Togo ak ñi nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire ak Gambie ñoom kenn ku ne jot na am ñu jàpp na nag Sénégal mooy mennam réew boo xamante ne mosuñ ci nemmeeku lu soxal wàllum coup d'état te ñaanuñ yàlla te yàlla bu mu fi mës a am.
ginnaaw coup d'état yu bari ñu nemeeku fii ci Afrique sowu jant mu mel ni rek Ousmane professeur Penda Mbow yëkkati na ay kàddu. voilà moom sax mu nekk historien nekk jigéen nekk borom xam-xam yéy na ci yàbbu gis ne loolu moom dafa ëpp fii ci Afrique saa su ne da ngay dégg coup d'état yu dul jeex ñu déglu historien bi Penda Mbow ci micro Bassine Lo ñoo dama ci ànd ak naqar bu rëy ndax lépp loo xam ne nii tabaxoon nañ diggante bi ñu amee indépendance ak léegi mu war a jëmale Afrique kanam jëmale suñu région bi kanam dafa mel ni loolu yëpp waaw loolu nag bu amee naka la ñuy mën a jëmee kanam te coup d'état bu ñëw de ànd ak ay dee ay rey ànd ak yàq ànd ak armée boo xam ne nii dootoo xamante armée bi nu muy demee dafa laaj nag ñu taxaw seetlu xoolaat suñu bopp doxalin ndax lii di xew Afrique amoon na jamono Amérique latine la doon xewee waaye bu fa xewoon ndax mën nañ ni dictateur lay jox dictateur ba sax dana fa yàgg sud américanisation bi ñu nekkee nag fii ci sunu sous-région loolu dafa ñu taxaw xeex ko àndandoo ñun ñëpp jóg ni lii du fi am ñaari yëf mooy reen am na jamono bi nga xamante ni dañuy wut indépendance gis nga fu mel ni Guinée-Bissau portugais yi ñoo ko coloniser portugais ak belge yi ñoo gënoon bon système colonisation ci Afrique yëpp portugais gis nañ ko ñoom ñoo mujjee sax décoloniser mën nañ ni Guinée-Bissau bi ay dans les années 70 74 ba ñu reyee Cabral 73 44 mën nañu sax ci la ñu commencé di am indépendance ba belge yi ñoom it ñu bon la ñu woon ñëpp colonisation benn baaxul waaye ñaar yooyu ñoo ci yéen réew mu mel ni Algérie nga xam ni ñoom dañu xeex France pour France jóge fa bi ñu xeexee France jóge fa xeex bu metti muy dañu am indépendance en 62 léegi Algérie armée ba dafa nekk ni moom comme xeex na ba jëlee fa France moom moo am légitimité militaires yi defe ni ñoom rek ñoo war di gouverner ba léegi Algérie da nga gis ne armée ba dafa am doole lu armée ba décidé mooy am bu fa armée bi teg moo fay am loolu mooy nga xam ni mën na indi affaire coup d'état moo dal aussi Guinée-Bissau ci coup d'état yi la ñuy desandi gannaaw ba Mali Burkina lu nu mel sax dafa na mën a am fële ci Guinée-Bissau coup d'état yi jeex nag métti lool askanu africain yi rawatina sénégalais yi nga xam ne dañ ci yàbbi di ko naqarlu ñu déglu reportage bi nga xamante ni Barthélémy Koli da ko def àndoon ci ak Cheikh Gueye. jamono ji coup d'état dafa jéggi dayo ci Afrique rawatina Afrique sowu jant li waral li ni mel nag askan yi jàpp nañ ne njiitu réew yi ñoo war a amaat taxawaay rafet ngir saafara loole. maintenant par rapport à ça yaakaar naa ni jàngat bi liñ ci war a def bari na quoi jàngat bi li ci ëpp solo mooy la plupart des chefs d'état dañuy doon ay chefs d'état yoo xam ne peut-être dañu yàgg ci seeni pays te yàggaay boobu peut-être dañuy dem ba nit ñi dañuy gis ni peut-être xëy na peut-être ñoom moom dëkk bi wala ñoom moom nguur gi di buumi te ci loolu tam aussi askan bi dañuy dem ba xam ne gisuñu seen bopp suñu réew mi di doxee quoi donc loolu aussi bokk na peut-être si yi gën a tax peut-être xëy na ñuy interpeller armée bi ba armée bi aussi ñoom tam fexe ba nangu nguur gi si ñoom pour rétablir situation bi quoi. bëgg jiite warul tax ñi def naka sudul noonu waaye def coup d'état ngir jiite loolu baaxul pour réew. jiite neexut ku ko bëgg rek yooyowoo ko chef ak seex ñooyam ku ko bëgg rek yooyowoo ko neexut kenn du ko xëccoo kon nag gëw ma ni ku jiite jaral reye jan ngaa jiital gëw ma loolu gëw ma itam ni ku jiite def lu tax ñu xalaat laa rey war ngaa jiite kon gëw ma ni coup d'état solution la waaye gëw ma ni bëgg nguur ba mu jaral lu ne solution la. armée bi nu mu njëre nguur gi askan yi ñaaw lañu ko te tamit xamal nañu ne coup d'état militaire du solution ngir safaral problème politico-sécuritaire ci réewu Afrique. est-ce que coup d'état yooyu ñuy def aussi dina régler situation dëkk bi dina tax askan bi wala peut-être liñ doon xaar ci ñu ko yor ñi muy militaire bi est-ce que liñ doon xaar ci ñoom dinañ ko gis donc loolu aussi yaakaar naa ni lu jar a jàngat la parce que aussi gis nañ que ni am na ay dëkk yoo xam ne coup d'état day am militaires yi dañuy jël nguur bi nekk ci mais souvent tam boo xoolee tam objectif bi leen taxoon pour ñu def coup d'état bi pour rétablir situation bi duñ ko atteindre ba finalement day ñu dem aussi retourner encore population bi encore dalaat seen kaw quoi. coup d'état nekkul lu jëmale kanam réew te tamit du solution moo waral askan yi di ñaan njiitu réew yi ñu jël seen motuwaay ngir saafara li ni mel. coup d'état yi nga xam ne nag dafa am ci diwaanu Afrique dafa dem ba fa wàll ci secteur transport bi gannaaw buñ tëjee frontière bu Mali ak yenn ci réew yi loolee dana am ay njeexital ci économie bi nañ ci ñàkk soxlu tolloog 600 milliards loolee gënul ci benn pays waaye tamit oto yi nga xam ne ñooy daw toll ci 1348 ñoom tamit dañ ko yëkk bu baax a baax.
Mingo comme niñ ko jeexalee xam ngeen ne coup d'état baaxul ci benn réew ndaxte bu dul jafe-jafe yi nga xamante ne askan ya fay nekk ñu ngi koy jànkonteel waaye tamit ci wàllum comme soxal économie réew yi nga xamante ne dañ ci nekkal frontière dañuy yëg bu baax a baax loolu tax Sénégal jamono ji ci diir bi nga xamante ne tëj na ne frontière Mali ak Sénégal dana ci ñàkk lu toll ko 600 milliards suñu koppar rawatina nag lu toll ci 1300 camions yi nga xamante ne ña nga fa gépp ba fees nag jamono ji seen bagage daanaka sax dafa mujjee yàqu donc coup d'état yi nga xamante ne moom lañ nemmeeku fii ci Afrique nag ñëpp la jaaxal ndaxte saa yu mbir mi amee rek dañ jàpp ne ñii di occidentaux yi ñoo ciy laxasu waaye nag laaj bi samp mooy ndax africain ñoom si seen bopp war nañ xoolaat ne li ni mel ñun ñoo ko war a mën a gérer Ousmane ndaxte Afrique mënu tout le temps ñii di nguur gi ñu koy joxe ñeneen te militaires yi aussi buñ ko jëlee problème day amaat ndax loolee moo am Mali ba tax na sax ci sommet CEDEAO bi nga xamante ne Macky Sall ma ngi fay teewu fale ca Accra dañu ne duñu jël benn sanction di ko teg Burkina Faso ci jant bi nee na dañuy bañ li nga xam ne moo am jamono ji ca Mali amaat fa donc mu nekk loo xamante ne africain yépp ñi nga xam ne ay patriotes la ñi nga xam ne dañ bëgg Afrique ñu ngi koy ñaawlu ndaxte coup d'état bu amee réew ba jàmm amatu fa fitna ba dina am waaye naka kompi dina wàññeeku Ousmane donc mu nekkoon li nga xamante ne moom lañ jotoon wax fii soxal wàllum coup d'état yi ñu nemmeeku fii ci Afrique saw jant donc Ousmane duñu def dara lu dul tàggu téléspectateurs yi di leen di jaajëfal bu baax a baax Ousmane di leen jox dig daje si beneen samedi bi nga xamante ne moom la ñuy ñëwaat fii si plateau Time for Africa daal di am ak yéen li nga xam ne mooy JT grand JT de la semaine ñu leen di ñaanal bon week-end à tous. Sur la télévision qui vous parle et qui nous parle. Merci beaucoup.